mbokk yi ñu wax Jolof TV jaa ngeen jëf ci ànd ak suñu programme jaajëfal yéen ñi mbokki téléspectateurs yi daal di teewlu juróom-ñaari waxtu jot na ba tegal fanweeri simili ñu di koy yéen ci xibaar li ci ëpp gën a fës. bokk na ci jàngoro coronavirus ci réewum Sénégal tey jii àddina yemoo ko ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru août ministère de la santé et de l'action sociale daal dina dikk ak ñun ci xayma ñi daal di amee jàngoro coronavirus da ngeen daal di teewlu Alaaji Mamadou Ndiaye mu yore kaddu ministère de la santé et de l'action sociale ci biir xibaar yi. leneen ci wàllu xibaar de sax ci mbas mi ak ci biir commune bu Daara Jolof daal dinañu gis nag ay ndaw nekk ca quartier Manko waaye tamit bootu ci association sportive et culturelle di ASC ñoom nag ren ji bëgg a def rek Covid 19 seen mbir comme nag dem ca terrain ba amul ñu daal di fas yéene dem ca terrain ba ci geneen wàll su ko defee nag daal di mën a simb coronawetaan mu doon nag xeetu activité yoo xam ne daal nañ ko jëlee ci xeexum coronavirus ngi su ko defee nag jàngoro del su ginnaaw di ngeen daal dégg coordonnateur bi Aboubacry Niane ci biir xibaar yi ñu daal di wax leneen ak examen certificat ak entrée en sixième daal dinañ ko door ci alxames ji jeexal ko ci aljuma ci réewum Sénégal lu toll nag ci ñaar téeméer junni candidat ak juróom-ñett fukki junni ak lu taftal daal dinañ convoqué woon ci daal di leen tas kon ci lu toll ci junni centre ak juróom-ñaar téeméer ak ñaar fukk ak benn ci biir xibaar yi dana ci daal di des ci biir département bu Linguère ak kii di inspecteur Boubou Thiam muy daal di jiite district pédagogique bu Daara Jolof daal di nag dafa xayma ginnaaw bu mu daal di wëree centre d'examen yi nekk ci biir commune bu Daara mbokk yi daal di leen nees tous lañ daal di ko yéen ci xibaar yi ci yaatal. mbokk yi jaa ngeen jëf comme ni nga waxee ci bopp xibaar yi noonu rek lañ ko daal di duggee ci yàkkale gi daal di ko nag dooree ak mbas mi di jàngoro coronavirus ci réewum Sénégal ak waa ministère de la santé et de l'action sociale comme nag ñoom ni ñu koy defee saa su nekk dikk nañ ak ñun ci xayma jàngoro yi nag ba léegi mi ngi daal di wéy di yokk ci biir réew mi ñu daal di teewlu kii di docteur El Hadji Mamadou Ndiaye moo yore jokkaloo gi ci ministère de la santé daal dina yëkkati yi di kàddu. tey altine ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru août mi ñu nekk ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci juróom-ñetti téeméer ak fukk ak ñaari test yi ñu jot a def juróom-benn fukk ak ñeent ñoo ci positif ci ñooñu positif am nañ ci fanweer ak juróom-benn cas contact mooy ñi nga xam ne am nañu feebar bi fekk dañoo jaxase woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci li ñu tuddee cas communautaire ñaar fukk ak juróom-ñett ñi nga xam ne seen lim nii la tëddee ci gox wala ci quartier yi may waaj a lim Dakar Plateau am na ci ñett Kédougou am na ñaar Liberté 6 am ci ñaar Richard Toll am ci ñaar Ziguinchor am ci ñaar Castor am ci benn Île de Gorée am ci benn HLM 1 am ci benn Kaolack am ci benn Kolda am benn Liberté 5 am benn Mariste am benn Mbao benn Mbour benn Mermoz am benn Ngor benn Rufisque benn Saint-Louis am benn Sédhiou benn Sicap Foire benn Sokone benn ak Pout am benn téeméer ak ñeent fukk ci malade ñi nga xam ne dañoo entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee ñeent fukk ak juróom ñu nga réanimation ñett malade ñàkk seen bakkan bésu démb dibéer ñaar fukki fan ak ñett ci weeru août bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey daleeku ci cas bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak ñett yu teg fukk ak ñett cas ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro bi ci ñooñu positif am nañ ci juróom-ñetti junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom ñi nga xam ne wér nañ ci ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar ñàkk seen bakkan mu des ñeenti junni ak téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci loxo docteur yi walla ci hôpital yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal ñooñu génn àdduna yàlla yóbbu leen àjjana te jéggal leen ñeneen ñi des ci hôpital yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm.
ñu daal des ci jàngoro coronavirus ba léegi dellu si biir commune bu Daara Jolof ak association bi daal di nekk fële ca Manko mu doon nag quartier kon bu nekk fii ci biir commune bu Daara Jolof ñoom nag rawatina ndaw yi daal di bootu ci boobu la ASC jóg nañ nag daal di def xeexum jàngoro coronavirus seen mbiri bopp daal di nag tëral benn kuréel daal di ko tëddee corona wetaan comme nag at mu jot daan nañ leen gis ca terrain de football ren nag lii di nawetaan amul dara nag warlu ko lu jàngoro ji nga xam ne nag jamono ji dañuy daal di tere lépp lu doon ay ndaje ngir rek daal di ko xeex ci réewum Sénégal tax nag yooyu leen ndaje nag wala kon yooyu leen ndaw daal dinañ bootu ci bile kuréel corona nawetaan ñett ci ay fan nag lañ daal di jël ci biir commune bu Daara ngir su ko defee nag daal di ñaax waaye tamit joxe ay masque bokk na ci tamit ay sensibilisation yu am solo def ko ngir su ko defee nag jàngoro ji askan wi daal di ko bàyyi xel dañu rek daal di teewlu kii di Aboubacry Niane ci fàttali moom mooy coordonnateur initiative corona wetaan ndaw yi ASC Manko bu Daara Jolof daal di ko taxawal ñu daal di teewlu Aboubacry Niane ci micro Ami Dieye ak Sidi Thiam. dañoo organisé woon maintenant benn 72 heures ci turu maintenant ASC Manko ku xam équipe Manko peut-être nawetaan nga dégg mais ñun jàpp nañ la ci mbas bi ñu nekk nii nawetaan mënul am mais ne war ñoo toog rek les bras croisés il faut ñu def dara ñu def aussi lu utile en quoi faisant ñu organiser maintenant benn 72 heures boo xam ne day am dañuy pomper maintenant jumaa ji pomper hôpital bi pomper école bi beneen journée bi ñu ne dañuy jëmbat ay garab ñëpp xam nañ ne gis na leen léegi c'est l'avancée maintenant du désert boo xoolee politique Macky Sall loolu la nañ fexe ñu amaat maintenant la reforestation ñun aussi tamit en tant que doomi bokk ci réew mi nekk maintenant une association mouvement associatif ne ne waruñoo see kenn waruñu si jiitu moo tax ñu ne leen jëmbat ay garab ñu jëmbal lu toll si ñetti téeméeri garab ak juróom fukk ci koñ bi. waaw troisième journée bi aussi tamit moom mooy tey ñu jeexal ni moom moo nekkoon maintenant benn caravane boo xam ne dañoo wut benn cortège bu mag wër ànd ak waa kër docteur ànd ak waa presse ànd ak suñuy acteur vraiment ñu wër dëkk bi yëpp pour di leen ñaaxaat ci mbas mi parce que gis na ne nit ñi dañoo wàccaliku te bés boo xëyee affaire baa ngi yokk ñuy dee ñu ngi yokk contact yaa ngi yokk mais aussi tamit il est temps que au moins ñu sensibiliser leen sensibilisation aussi ñu dolli ci aussi tamit distribuer ay masques joxe na fi lu mot juróomi téeméer masque tey rek ci tey état bi def na effort yu mag mais gis nañ ne affaire ba léegi mu ngi fi donc comme que mu ngi fi ñun aussi dañ fee war a nekk rek ànd ak moom quoi on ne doit pas rester comme ça waaw moo tax ñu organiser ces 72 heures là mu nekk aussi tamit 72 heures de passe-temps waaw ñoo bëgg aussi ñu pérenniser ko à l'occasion aussi tamit lancer un appel de passage suñu mbokk ASC yëpp ak askan bi yëpp ñu ànd def li ñu def ensemble je crois que danañ fexe ba yàlla musal ñu ba du fi dugg. mu doonoon initiative di corona wetaan bi nga xamante dafa daal nañ ko taxawal ci fàttali sax liggéey bi nag daal nañ ci àndoon sax ak ay député yu nekk ci biir commune bu Daara Jolof ñu wax leneen ci wàllu xibaar ak certificat de fin d'études élémentaires ak entrée en sixième du CFEE daal dinañ ko nag dooroon ci alxames ji ba mu sax jeex ci àljuma ci réewum Sénégal lu tànk toll ci ñaar téeméer junni candidat ak juróom fukk ak lu taftal daal dinañ leen tasoon ci junni centre d'examen ak juróom ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñett ci biir réewum Sénégal ngir su ko defee nag yooyu leen ndaw daal di nag dem wuti seen diplôme bu njëkk ci njàngum scolaire njàngum tuur tànk mi ci fàttali nag ci biir inspection de l'éducation la formation bu Linguère buñ ci nag desee daal nañ fi amoon toll sax ci ñetti junni candidat ak juróom-ñaar téeméer ak lu daal di taftal tasoon leen ci ñaar fukki centre d'examen dañuy nag des ci biir centre ci biir kon commune bu Daara Jolof ak juróom-ñaari centre d'examen ñi rek daal di tasoon toll ci junni candidat ak ñaar téeméer ak ñaar fukk ak benn ñi daal di teewlu kii di inspecteur Boubou Thiam ci fàttali moom mooy chef district pédagogique bu Daara Jolof daal di nag xëy wuti centre d'examen yi nekk ci biir commune bi ba nag tribune ba noppee kaddu yi daal dina ko dénk kii di Malick Fall ak Sidi Thiam. yàlla def na ne tey ci Sénégal yëpp ci la ñu door examen bi ñuy wax certificat ak entrée en sixième ñun nag ci département de Linguère yàlla def na defoon nañ benn CDD boo xam ne moo ñu jàppale képp koo xam ne kii sous-préfet nga ci biir département de Linguère teewoon nga ci CDD boobu ñëwoon nga ci. lépp loo xam ne mesure barrière la fekk nañ ko fa fekk nañ waa Croix-Rouge jiituñu ci école yi. indi fa fu ñuy raxase seen i loxo fu élèves yi raxase seen loxo indi nañ fa aussi ay thermoflash pour permettre aux élèves au moins ñoom ci seen bopp ku ñëw ñu jëlal la sa température pour nga mën a ñu mën a xool ndax mën nga def sa examen et cetera donc ci école yi ñuy jot a wër yëpp daal xool nañ ne vraiment mesure barrière yooyu nga xam ne bëggoon nañ ñu respecté ko te ñu di ci insister mesure barrière yooyu respecté nañ ko muy enseignants yi muy élèves yi
muy ñi nga xam ne aussi nekk nañ ci cours bi di surveiller élèves yi. ñu wax leneen ci wàllu xibaar ak ci biir commune bu Daara Djolof la ñu des nag ba tey ak ñi nga xam ñoom ay jaaykat la ñu nekkoon ca wetu station Total bu Daara Djolof ak li ko wër xam nga nag municipalité bu Daara dafa jëloon arrêté ci atum 2014 ngir su ko defee daal di fa jëlee yooyu la jaaykat ñoom nag jamono ji ñu ngi daal di woote wallu nee nañ sonn nañ jaaxle nañu amul jamono ji fu ñu daal di teg seen i bagage ngir daal di fa mën a am luñ daal di yóbbu seen kër njaboot ginnaaw nag ñoom municipalité ba taxaw nañ temm nag béréb boobu yooyu léegi jaaykat danañ fa daal di jokk benn bés dong la leen daal di may muy dimanche ji ñoom nag jamono ji daal dinañu woote wallu ngir su ko defee kilifa daal di wutal beneen béréb ñu daal di fa mën a xëy ak gontu suñuy donc reporter Malick Fall ak Baye Thiam demoon a daje ak ñoom. gis nga ñu ngi nii si naaj wi di upp naaj wi dañu bëgg a rey suñu mango jaa ngi nii lépp dañ koo tuuri te lépp nag maire bee ko waral ndax moo ñëw fekk ñu fee ñu yëkkati ñun mosuñoo xalaat ne danañ jóg. boo ko yëkkatee war nga am feneen foo ko teg waaye jóg leen rek ñu jóg nii rek amul fenn fuñ ñu mën a teg fuñ jaay ñun si dëkk bi leen dëkk bu élection yi jógee ñu wote luñ yëkkati ñu ànd seeg ñoom ñun une deux trois ñu ne jóg leen di ñu dàq rek chaque jour nit ki nag boo ko dàqee war nga ko wutal place boo xamante ne war nga ko faa teg mu toog pour liggéey ñun daal dimanche rek lañ ñu may dimanche ba dimanche rek nee nañ dimanche nañ lal waaye yeneen bis yëpp kenn du jaay. waaw léegi nag liñ koy ñaan mu wutal ñu ay place ñu toog si loolu rek lañ koy ñaan ñun. mu doon nag jaaykat yi nga xam ne municipalité bu Daara moo leen jëlee ci béréb ba ñu daal di nekkoon muy li wër station Total bu Daara Djolof nag rédaction bu Univers Djolof TV jokkoon na ak kilifa ya ki nga xam ne moom mooy premier adjoint maire bu commune bu Daara Djolof ba ñu ko daal di jotee téléphone lim nag xam li leen dong la daal di sax dëggal li soxna yooyu daal di wax ci biir journal ne nag jamono ji mairie bu Daara Djolof amul fenn foo xam ne ci la prévoir ngir su fa daal di fa yóbbu ñi nga xam ne dañu daal di mën a jaay wala kon amul fa njënd ak njaay am lu ñu yóbbu seen kër njaboot daal di ngeen donc dégg ci biir xibaar yi ki nga xam ne moom mooy ci élément de reportage boobu le ak ki nga xam ne ginnaaw municipalité bu Daara Djolof rédaction bi jokko nga xamante ni maire ba ki daal di taftal ci maire ba di Ousseynou Ndiaye daal di ko yëkkati ay kaddu wax nag ci li nga xam ne mooy jafe-jafe yi nga xam ne yenn ci ay jaaykat ñu ngi ko doon dund fële ci station bu Daara Djolof di station Total ba ak li ko war ñu wax leneen ci wàllu xibaar ak askanu Daara Djolof ba tey rawat na ñi nga xam nag ñoom ñoo daal di dëkkee ci route nationale bi muy RN3 ginnaaw nag kilifa yi daal di ngànk mairie bu Daara Djolof nag ñoom daal di nañu jéem a daal di wala kon baral seen i jéego ci wàllum éclairage bi tax nag askan wi daal di dëkkee ci tali bi nga xam nag mooy route nationale bi jamono ji nag ñoom mbégte lu yaatu la ñu am ndaxte seen diggante boobu leer na nañ ne ba jëkk lu ñu mel nag ay lamp yi nga xam ne municipalité bu Daara daal di na ko nag indi ci dëkk bi toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom suñuy ndaw kii di Malick Fall ak Sidi Thiam daje nañu ñenn ñi nga xam nag daal dañu dëkkee ci yooyu quartier yëkkat nañu ay kàddu kontaan nga xam nag daal nañ ko am ci lamp yi nga xamante municipalité bu Daara daal na ko indi ci route nationale bi ci biir commune bu Daara. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñoo ngi sant yàlla bu baax di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala yàlla nañu may leeru àdduna may ñu leeru alaaxira comme noonu nga ko waxee daanaka lu tolloog ay weer gi nii lamp yi tàkkul dëkk bi lëndëm waaye alhamdulilah fan yi gis nañ ne lamp yi tàkk na nga xam ne yëg nañ ci biig yëgaay boo xam ne nii waxuma la sax ñi ci koñ bi di xale yi di mag ñi mais bàyyi may sax dañ ko sentir mu doon njariñ loo xam ne nii kenn xamul nu mu toll koñ bi démb ni mu leere macha allah am na solo lool te vraiment bépp xel ndax bu guddi daa jot bëri waa nañu daa nekk ci koñ bi seenoo fit day dem te démb gis nañu ne fit yëpp dal nañu te gis nañ ne tey nit bu xelam dalul mënut a def dara te lépp ñu ngi koy amee ci kaw leer kon ñoo ngi sant mairie bi di sant ñi ko fi taxawal. démb nii damay seede rek te yàlla tax fii laa toog mais wallaahi lancim tournal ba sax luy génn dama koy gis loolu mu dal xel lool kon mairie bi ginnaaw bi ñu leen santee tamit ñu ngi leen di soññu di leen wax nañu góorlu jox yitte dëkk bi rawatina yu mel nii buñ xoolaanati ba lamp yi di fay lu baax boo ko defee da nga koy sàmm mu am continuité mais vraiment ni mu taxee woon loolu rafet ñaawlu nan ko waaye nag lépp luñ ko mënoon a ñaawlu tey ñi ngi wëlbatiku di ko rafetlu parce que lamp yi leer na di ñaan tamit yàlla nañ ko muurloo. dañuy des sax ak yooyu lamp yi nga xam ne municipalité bu Daara daal dina ko nag sampo ci route nationale bi ak ca gën a wàll ga ñi nga xam ne ñoom dañuy daal di yëngatu ci wàllum dem ak dikk muy les transporteurs seen jiit di Talla Diaw daal di nag yëkkati ay kaddu ginnaaw ba mu daal di profité ci bile occasion daje ak kilifa daal di ngànk mairie bu Daara Djolof ngir su ko defee nag yëkkati ay jafe-jafe yi nga xam ne jamono ji gare routière bu Daara Djolof ma ngi koy dund ndax nag ñàkk ay lamp rawat na ci wàllum leeraay gi ci guddi gi ginnaaw nag Talla Diaw nee na ba mu daal daje kilifa yi daal dinañ xam leen
lu yàggatul dara ca biir gare routière bu Daara Jolof danañ fa daal di yóbbu li nga xam ne moom mooy ay lamp ngir su ko defee nag ñay dem ak dikk daal di mën a xam fu ñu teg seen tànk ñi teewlu kii di Talla Diaw ci fàttali moom mooy président regroupement des chauffeurs yi Daara Jolof daal dina yëkkati ay kaddu ci micro Ami Dieye ak Baye Thiam. di amee sant ak ngërëm rek di ko defal maire di vraiment di am kontaan ci lii mu def jaadu na nag diggante bi xawoon naa am benn diir parce que boo xoolee diggante bi lëndëmoon na mais vraiment def na effort waxuma la dara sax lamp yi nga xamante ne bii defar nañ ko mais plus que trottoir bi nga xam ne bala nañ ko ba boo xoolee tëri bi day mel ni benn changement dafa am donc loolu moom en tant que population Daara ñëpp ci war a kontaan vraiment mu nekk liggéey bu rafet nekk mu liggéey bu mucc ayib donc di wax ne nag jamono moom nii la rek te aussi boo seetloo maa ngi gis aussi ñi ngi ci dëkk bi ñi ngi setal ñi ngi ci kaw sën yi vraiment ñi ngi bali mbalit mi ñu ngi koy yóbbu foofu lañ leen di xaar donc fi leen di xaar nag vraiment wuy si nañ ñu fa aussi même fii may waxee ak yow ci ñoom laa jógee parce que garage manqué na éclairage donc wax nañ ma ne ñi ngi fay ñëw léegi pour changer ma yenn ampoule yi en même temps joxoon nañ ma lumière mais damay wax ne comme doyut ça fait l'occasion comme ñi ngi changé pot yi te am naa pot yoo xamante ne bii lakk na ñu ne ma ñi ngi fay ñëw léegi pour defaral ko en tout cas lii ñu def moom da ci am kontaan te mbégte di wax ne vraiment mairie bi moom fii la ko population bi di xaar vraiment fekk si nañu si nit nag bu defee lu baax da nga koy sant en même temps gërëm ko xamal ko ne ko vraiment li nga def baax na pour mu dolli leneen maire daal vraiment ñi ngi koy sant di ko gërëm ak équipe municipale bi yëpp di wax ne dëkk bi nag ñoo ko bokk kenn ku ci nekk aussi fa nga nekk te mu gën laa jege nañ koy faral di defar moo xam mbalit mi la même poteau courant yi nga xam ne ñu ngi ci koñ yi su fekkente ne dafa am ay yenn manquement yi nan leen koy signaler parce que lu ci am solo la ñoom toll nañ tolluwaay boo xam ne soo leen signalé wut mën nañ koo bañ a yëg kon donc ñoom nit ñi di ko signalé daf ci am solo et puis ñuy respecté mbalit yi surtout ñi nga xam ne ci kër yi lañ nekk buntu kër yi nañ ciy teg foo lu mel ni poubelle wala lu mel ni saako souvent leen li na mënut a ñàkk nga fay transport pour ñu yóbbu la ko en tout cas di invité population bi di leen wax ne ñun ñëpp ñoo war a bokk et puis ñoo war a defandoo jàppale ki nga xam ne moom mooy responsabilité dëkk bi. ñii àddu ci leneen wax nag mbirum solo masque nga xam ne nag jamono ji ginnaaw nag doon na loo xamante ne ndigal la jige woon ci kilifa yi ngir su ko defee ne daal di mën a xeex jàngoro coronavirus ci biir commune bu Daara Jolof nag daal nañu gis ne solo masque nag nit ñi daal dinañ ko gisee ak wala kon gis-gis bi daal di wuute sax lañ daal di am ci solo masque bi ñenn ñi nag bu ñu daal di gisee ne solo masque googu mën a indi jafe-jafe seen wér gu yaram ñu des nag jàpp na ne solo masque bi bokk na ci li nga xam nag day deltul ginnaaw jàngoro coronavirus suñu reporter Malick Fall ak kii di Sidi Thiam doxantoon nañ ci marché central bu Daara Jolof daal di fa taataan ay kàddu ñenn ci askan wi nga xam ne daje nañ ak foofu yëkkati nañ ay kàddu wax li ñu daal di gisee solo masque nga xam ne kilifa yi daal nañ ko déglee. non dara dafa fekk ne man masque bi damay fatt rek loolu moo tax dama faral def lu bari. man de damaa jàpp ne rek soit su may xëy rek war naa di ko bàyyi xel di ko takk ndax ñi ñu ko defloo ñëpp daal seen wér-gu-yaram lañu ci bëggal te tamit wax dëgg yàlla ñun la defal lii defoo ko ëllëg ñu fekk la fii nga toog ñuy jël la yóbbu nga fay ay 6000 wala ñu lay def yeneen yoo xamante ni mooy loolu daal. waaw dooñu ko war a takk mais man moo wax dëgg yàlla damay fat mais dama koy takk yenn saa yi nag mais daf may fat damay sonal loolu moo tax dama koy dindi. man li ma gëm man nit ñi dañ naan sax da nga bëgg masque man je crois que masque dafa waroon a ñëw bien avant la pandémie dafa waroon a ñëw bu njëkk parce que ñii ma gis ci marché bi ñoom masque da leen a waroon balaa corona di ñëw kon bu corona ñëwee suñu leen waxee takk leen masque dañoo war a daw ak fukki loxo. moom daal li ma ciy wax mooy daal comme que joxe nañ ndigal loolu daal nañ ko topp daal jëfee ko waaw parce que ndimbal daal na ci fekk loxoy borom nit bu ñu lay dimbale da ngay dimbale sa bopp yow tamit parce que boo defee noonu rek daal yàpp naa ne liñ bëggee yàlla mën nañ ci dimbale. di saluer aussi jeunes yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi ay ASC yi mel ni ay Bokk Jom ay Manko ay Saara gis naa ñuy poser ay actes de citoyenneté yoo xam ne yi franchement su ko ASC yëpp demee su ko jeunesse bi yëpp defee yàlla mën nañoo dimbale. ñii àddu ci beneen mbir nag bi li leen bàyyi jàngoro coronavirus daal di mën a wax nag ci beneen mbir muy nag mbirum cet gi ci toujours ci biir commune bu Daara Jolof ak yeneen ci ay jéego yoo xam ne nag municipalité bi daal nañ nekk lëkkaloo ak UCG muy unité de coordination des gestions solide ci biir Daara Jolof nag ñoom ba léegi ñi ngi fii ngir su ko defee nag daal di mën a am ay opération daal di mën a seetal dëkk bi comme ni ñu ko daal di nemmeekoo ci biir ville yu bëri ci biir réewum Sénégal UCG nag ci njàppandalu wala kon ànd ci ak mairie bu commune bu Daara Jolof ñi ngi ci liggéey bi ci bile nag opération ba daal dina bokk ci yenn ci ay programme yoo xamante ne mairie bi daal dina ko teg ngir su ko defee nag daal di mën a taxaw bu baax a baax ci cet gi rawat na ci yenn ay place yoo xamante ci biir commune bu Daara mbalit mi kon ma nga ne fa xas ci biir dëkk bi te li ñu mel nag daal dina tax askan wi jamono ji ñu daal di ci tiit lool rawat na ci jamono yi nga xam ne que jàngoroy corona bi mi ngi ci réewum Sénégal UCG nag liggéey ba ñanga ca dañuy rek daal di teewli kii di Mamadou Moustapha Dione ci fàttali moom mooy coordonnateur pôle UCG Louga Diourbel daal dina yëkkati ay kaddu ci micro Ami Dieye ak Sidi Thiam.
dañu nekk Daara ci ndigalu ministère de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique ñëwoon nañ fi ay fan si ginnaaw pour élaborer benn plan d'intervention, de nettoiement et de pérennisation bi nga xamee ni da doon saytu naka la ñuy def pour jël mbalit bi nekk Daara mais buñ ko jëlee ba pare pexe yi ñuy teg ba nga xam ne dinañ lawal cet gi ba point yi ñu jëlewoon du delsi donc ci plan boobu noonu lañ élaborer jébbal ko autorité après ñu jotaat instruction à travers le ministère de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique UCG déployé fi ab mission tey ak ay matériel lourd donc boo seetee on a amee nañ fi benn bulldozer D8 donc benn pelle mécanique 966 3 camions de 20 mètres cubes également am na personnel buy accompagner pour defaat balayage u artère principale bi jaar ci mairie bi ak un peu voirie carrossable biir Daara pendant 13 jours donc pour carrément mu am impact visuel sur les populations dans le cadre de la satisfaction en matière de gestion des déchets. ñu wax leneen ci wàllu xibaaru tàggat yaram bi yoon xam nga nag démb ci dimanche yi donc finale Ligue des champions daal di nag amoon ci diggante Paris Saint-Germain ak Bayern waaye nag match ba mu daal di jeexee nag waa Paris nag ñoom dañoo rek daal di jàppoon ne ren moo daal doon guléet ñu daal di yóbbu nag coupe bi ca France waaye nag ñoom seen yaakaar yàkkeeku na ndaxte donc waa Bayern dañ leen nag daal di dóor benn bal ci dara ginnaaw bi match bi jeexee kon nag yaakaar waa Paris Saint-Germain donc jamono ji yàkkeeku na ginnaaw nag ñoom seen guléet sax ñi rek daal di jàppoon ne daal di mën a jël donc final Ligue des champions bi daal di am ca déndub Europe ñu jeexale sax ca biir biti réew kon sax la ñu des ak ca Mali bi nga xam nag président bi fi nekkoon di Ibrahima Boubacar Keïta ginnaaw nag bopp réew bañ ko fa daal di jëlee militaire sax ñoom ñoo daal di amal lu ni mel ci ab coup d'état boo xam ne daal dina amoon ci talaata ji ñu daal di génn xibaar nag buñ ci desee ginnaaw nag moom jamono ji sax ba tey moom Ibrahima Boubacar Keïta ma nga ca loxoy armée bu Mali ñoom nag dañ ko daal di téye réew ma sax jamono ji armée ba moo ko daal di téye xool nag en attendant naka rek lañu daal di def ba daal di taxawal ay élection laata loolu nag dañoo sax daal di bëgg a jël gouvernement ba daal di ko nag tekk ci loxoy civil yi waaye nag xibaar yi buñ ci desee ba léegi ak waa CEDEAO bokk na ci Union africaine ba ci l'Organisation des Nations Unies ñoom nag bañ daal di téye kii di Ibrahima Boubacar Keïta ba léegi nag ña nga ca dëkk ba di dem ak ñëw ngir su ko defee daal di ci mën a dox ay tànk jàmm ñu daal di bàyyi kii di IBK di Ibrahima Boubacar Keïta xibaar yi nag bu ci desee commission bu CEDEAO depuis samedi ba léegi nag ma nga ca Mali ngir su ko defee daal di dox ay tànki jàmm waaye nag ba léegi mbir ma jërugul dara ndaxte ba mu daal di pare daje ak kii di IBK dafa nekk wëlbatiku daal di daje ak junte militaire ñoom ñoo xam nag ñoo daal di opéré coup d'état ba ca réew ma mbir mi nag mu doon waxtaan yi tey jii sax ci altine ji dañu ko daal di fas yéene continuer di ko amal ca diwaanu Mali ngir nag xool ca dëgg-dëgg crise Mali bi nag rek la ñu daal def ba daal di ca indi ay saafara kon jàngeen jëf mbokk yi den teewlu programme Univers Jolof TV xibaar yi buur na daal di amul mbégte lu yaatu ànd ci ak yéen jox leen dig daje inshallah beneen yoon ci waxtu bi ngir dëkk ak yéen ci yeneen boppi xibaar di leen fàttali nag bu ñu daal di noppee ci xibaar yi dañ daal di am invité de la rédaction ci fàttali muy Ousseynou Ndiaye mi ñu daal di taftal ci maire bu Daara di premier adjoint moom lañ daal di fas yéene séq ak waxtaan ci kanam ngir su ko defee daal di dikk ak ñoom ci donc projet yi nga xam ne daal di nañ ko nas bokk na ci daal di indiwaat ay lampo ci réseau national bi waaye tamit daal di ceetal dëkk bi ak UCG bi ñu daal di ànd ak loolu ci kanam lay doon ginnaaw bi le journal kon jàngeen ci ànd bekk programme Univers Jolof TV